jumaa bi ñu lay bàyyi nga nuyu sëñ Assane Diouf wuute suñu Oustaz Assane Diouf na bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu mbokki téléspectateur télévision Walfadjri di jiital ci suñu nuyoo alxalifatul am Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim di ci teg al imam de la Fayda Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di ci teg seen mboolee mi mag seen mboolee mi rakk ak képp koo xamante ni tey yaa ngi ñuy seetaanee ci Medina Baye ak fépp ci àdduna bi ndax Medina Baye bu ñu ko waxee c'est international ñu ngi nuyu bépp mbokku taalibe di nuyu bépp boole jullit ci àdduna bi di wax comme ni nga ko waxee incha allah ñu fas yéene waxtaane bés bu rëy bi nga xam ne mooy xadra national bi nga xam ne ci initiative bu Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci Baye Mbaye war ko taxawal fii ci Dakar l'objectif nag c'est simple mooy wane beneen xar-xam Baye Niass ci Tijania ci Sénégal ci Dakar. buñ ne Mame Baye Niass ne Faydatul Tijania Faydatul Tijania ban rôle la Mame Baye Niass def ci nga xamante ne mooy mbir moomu. waaw soxna Fatou ñu lay nuyu beneen yoon di kontaan bu baax ci laaj boobu nga laaj nga xam ne tey dafay bokk ci liy firndeel jotaay bi ñu war a am tey. muy lan mooy taxawaayu Cheikh Ibrahima Niass ci Tijania tarixa Tijaan. tey damay faral di wax ne responsabilité ci jeunesse su Fayda Tijania ñu fësal xar kanamu Cheikh Ibrahim boobu ne en tant que détenteur de la Fayda Tijania nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane bi nga xam ne mooy borom tarixa bi daf ko junjoon daf ko tuddoon dafa waxoon ne dina ñëw ci sama mbooloo benn ndaw boo xam ne ci moom la ñuy duggee ci sama tarixa bi ci ay kuréelu kuréel tey ñu gis ne ndaw ñi taxawaay boobu ñu war a am ngir fësal loolu ngir représenter loolu nga xam ne Baye mi ngi ko nekk ci tarixa Tijaan war na ñuy organiser wu de sorte que xarkanam boobu noonu feeñ aujourd'hui taxawaay bi ci Baye am taxawaay bu am solo la ndax buñ joxee des chiffres rek mën nañu wax ne Cheikh Ahmed Tidiane borom tarixa bi muy génn àdduna mi ngi tolloon ci 124 000 talibés aujourd'hui au moment où nous parlons avec vous mën nañ évaluer talibé yi nga xam ne ñi ngi jokk ci tarixa bi ci buntu Maulana Cheikh al Islam al Ibrahim ci ay millions yi millions. kon kooku tey mën nañ wax sans risque de nous tromper wala sans risque de vouloir prétendre quoi que ce soit que ne moom mooy xalifa Cheikhu Tidiane ci àdduna bi ndax lim yor ci talibé Tidiane amul benn Tidiane bu ko yor ci talibé lim indi ci tarixa bi amul benn Tidiane bu ko indi ci tarixa bi kon kooku tey moom mooy représentant xalifa Tidiane ci àdduna bi kon warul mukk ndaw ñi nga xam ne ñoo jokk ci moom ñu desal ginnaaw tarixa bi il faut que ñu poser ay actes yoo xam ne pour gën a taxawal tarixa bi pour may doole tarixa bi waaye itam pour fësal doole Cheikh Ibrahim xarxanamu Cheikh Ibrahim ci tarixa boobu ñu naan al Tijaniya loolu moo waral tey Cheikh Aboubacar nekk doom ci moom waaye du doom rek dafa nekk taalibe ndax tey mën naa la wax ne moom mooy vice-président comité d'organisation lépp événement bu ñu def ci fayda bi moo nekk président de la jeunesse internationale de la Fayda Tijaniya moom mu nekk njiit sababul fayda di ay kuréelu ndaw yoo xam ne yu takku lañ heure bu fayda bi xewlee ñu jóg sécuriser nit ñi jàppale nit ñi ci anam yépp tey nekk na koo xam ne tey mën nañu wax ne fierté la pour Fayda Tijaniya moom moo initié ce grand événement pour institutionnaliser la jeunesse de la Fayda Tijaniya la jeunesse de la Tijaniya ici à Dakar nga xam ne tey Cheikh Ibrahim ni mu nekkee saaxibul Fayda tey noonu la Sénégal nekkee pays bi nga xam ne mën nañu wax ne mooy lumière de la Fayda de la Tijaniya noonu la Fayda Tijaniya nekkee représentant de la Fayda à travers le monde donc c'est ça en fait l'aspect bi nga xam ne bëgg nañ ko fësal à travers cet événement mais également liaison bi Fayda Tijaniya am ak Tijaniya bii mooy première édition yéen ngeen koy tàmbali dem ci chargé de communication bi Assane Diouf donc xadaratul jumaa bi di seen première édition ren donc ngeen war ko amal amitié lan ngeen ci xaar comme attente ak lan mooy objectif bi thème bi ngeen ci war a indi ak nan ngeen ko nar a rassembler foofu tey ji ci àjjuma alors wax nga ko mooy nekk première édition Hadra nationale la Fayda Tijaniya fii ci Dakar donc attente bi Oustaz Thiam wax na ko mooy réunir toute la jeunesse réunir tous les Tidianes la Fayda ñu ñëw tudd yàlla màggal ko ci anamu Hadra àjjuma loolu nag je pense que dafa am solo parce que Oustaz Thiam wax na ko Baye bi muy wax ne mi ngi jug pour dox nee na xuus na géej yi jaar na ci jéeri ji dugg na oto nee na pour lan nee na pour dem xool
jeunesse bi nga xam ne ñu ngi fi wala ñiy ñëw mu am benn modèle bu mu leen di wan te dans la prédiction de Cheikh Ahmed Tidiane nga xam ne mooy borom tarixa bi dafa wax ndaw bi muy wax ne dina feeñ ci sama kuréel daf ne benn ndaw donc loolu mooy wane encore une fois taxawaayu Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass en tant que doomu baay mais aussi yàlla def muy jeunesse mu bokk ci jeunesse bi am rôle am responsabilité boo xam ne daf ko am par rapport ak jeunesse de la Fayda Tijaniya loolu moo tax mu initié ko aujourd'hui pour convier ñëpp ñi nga xam ne ñu ci Fayda Tijaniya bi au-delà de la Fayda Tijaniya képp koo xam ne tey yaa ngi yoo baatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bés bi sa bés la oustaz wax na ko Fayda Tijaniya du dara lu dul astafurlah la ilaha illallah salaatu ala nabi te yooyu yëpp benn boo ci jël rek yàlla digal na jullit yi ci jaarale ko ci yonent bi pour ñu di ko def yàlla digal na wax na ne man maa ngi julli man ak samay malaayka ci yonent bi yéen ñi gëm julli leen ci yonent bi wax na ne ñuy jéggalu yàlla mu di ñu doon ci suñu am mu di ñu dellu suñu njaboot mu di ñu may sax lu ñu lekk wax na itam ne fépp fu ñu dajaloo di tudd yàlla di fàttaliku di dellu ci moom loolu ngëneel la ndax boo tuddee yàlla benn moom mu tudd la fukk kon loolu moom mooy sababu jotaay bi nga xam ne war na am tey Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass di Baye Mbaye woote ko encore une fois ngir wane beneen xar-xaram bi nga xam ne tey faydatu tijaniya wala la tijaniya au Sénégal war na ko taxawee parce que tey encore une fois dinaa ko réitérer mën nañu wax ne Sénégal mooy pays bi nga xam ne mooy flambeau de la tijaniya ndax ki nga xam ne moo dugal ci tijaniya ay millions yu millions fii la juddoo fii mooy aslu bi loolu moom mooy sababu jotaay bi soxna Fatou. woon section yi nekk Sénégal yëpp fas yéene daje foofu de section Dakar yëpp comme ni ngi am na bi yoon leen di def chaque année boo xam ne section Dakar mooy def gàmm bi mais bii moom xadara yëpp la regroupé. bi xadara national la. section Dakar. section Kaolack section région Sénégal yëpp mais également la sous-région. parce que wax naa ko léegi ci sama njëlbeeni kàddu nee naa boo ne faydatu tijaniya mooy faydatu international. aujourd'hui Medina Baye ngay dem làkk boo yëkkati. muy même chinois ñu tontu la boo fa làkkee américain ñu tontu la boo fa làkkee làkk boo mënti làkk ndax foofu moom mooy célébrer yoonu képp koo xamante ni aujourd'hui rejoindre nga appelu de la Fayda Tijaniya bi nga xam ne bàyyi woote na ko donc tey nañu xaar ñëpp dinañ ñëw insha allahu à travers tout le Sénégal à travers la sous-région taalib yi nga xam ne ñu ngi ci sous-région bi te yàlla def ñu nekk fii tey insha allah ñëppay ñëw xadra national la boo xam ne beddiwuñ kenn ñëpp la ci Cheikh Aboubacar woo te incha allahu ñu ngi am njortu ne képp koo xam ne yaa ngi am cofeel ci yonent bi am bëgg-bëgg ci allah subhanahu wa taala mais am cofeel ci Mawlana Cheikh al Islam incha allahu dinañ ñëw daje tey ci esplanade stade Léopold Sédar Senghor à partir de 16h mooy mise en place bi dañ bëgg bu 16h jotee fekk ñëpp toog nañ ndax comme ni nga ko waxee xadra du lu ñu dabante bu la rëccee rek rëcc na la te bëgguñ manqué nii avant nii après donc dañ bëgg bi date commencé heure bi nga xam ne moom la borom tarixa bi wax ne heure boobu mooy heure xadra waaye ñu par jeexal ko fu nga xam ne fa la jeexee duñ ci manqué benn lahza. dispositif sécuritaire yëpp tout est en place pour assurer bu baax. aspect sécuritaire dañ ci sant yàlla comme ni mu ko waxee. moom mooy imam Shababul Fayda. ki nga xam ne moo initié bés bu mag bi di Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass. nekk président Shababul Fayda Shababul Fayda benn kuréel la boo xam ne ay ndaw ñoo ci nekk. ay di yëngatu ci fayda bi di yëngatu ci diine ñi ngi am benn unité buñ tuddee Shababul Fayda sécurité nga xam ne lépp loo xam ne tey mi ngi xew ci pays bi muy gàmm muy événement ñoom ñooy assurer sécurité bi donc kooku bu ayee yaakaar naa sécurité bi du fa manqué également ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ay jeunesse fii ci Dakar nekk ay taalibi Baay ñëpp bërki démb rek wala démb ñu ngi woon ci stade bi ngir setal ko ngir defar bërëb bi ñoo ñëpp incha allah ñuy participer ci dispositif organisation bi ak ci dispositif sécuritaire bi kon incha allah ñu ngi am njort bu rafet ne lépp dana jaar ci yoon ndax ñi koy def ñoo xam ne te la wax dëgg yàlla def na ci ñoom ak yar mais ak tey gu mat sëkk loolu mooy li nga xam ne mooy dispositif organisation la. benn message ngeen di lancé ci wàllu accoutrement ak yeneen ci wàllu kuy ñëw war a ñëw ci wàllu xadara nan la war a comporté woo. solinu jullit rek solinu tijaan ku xam pays Mawlana Cheikh al Islam xam ne ñu jekk leen ci colin ñu rafet leen ci colwaay kon amul benn dispositif spécial à part li nga xam ne suñu diine moom la ñu digal ci colu gu baax surtout suñu mbokku jigéen ñi colu gu muuru wax dëgg yàlla gu rafet ñu ñëw ñu màggal borom bi subhanahu wa taala
mu defal ñu ay ngëneel ñu ñaan yàlla suñu réew mi nga xam ne mooy Sénégal yàlla def fi tawfeex def fi jàmm mais également lancer un appel à la jeunesse encore une fois dama ci préciser en tant que représentant lu am solo la tout à l'heure si seen rubrique yéen ngi waxtaan ci des valeurs yi nga xam ne mi ngi yàqu ci société bi yoo xamante ni ñi population bi jeunesse bi ñu ngi ko commencé assimiler yooyu nag bu xewee à chaque fois ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu jaglelee ñu yëngatu ci diine dafa am beneen taxawaay bu ñu war a taxaw donc diine ak jamono la ñu wax bu fekkee ne jamono ji dafa évoluer il faut que diine bi moom tam réajusté wu pour mën a contrecarrer li nga xamante ni ñoom ñooy ñëw pour yàq suñu diine yàq suñu ay valeurs donc loolu moom mooy mission wu Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass loolu moom mooy responsabilité am en tant que président de la jeunesse de la Fayda internationale te mu ngi ci saa su nekk noppaluwul toogul defu ménagé wul benn effort pour arriver à cette responsabilité au passage wër na Sénégal yépp dem na ci bépp muxadamu Cheikh Ibrahim pour waxtaan ak yow woo la ci nga ñëw liggéey ak moom ci li nga xam ne mooy mission muy yëkkati drapeau faydu ci Sénégal mais ci àdduna bi yëpp. mën nañ fa xaar comme li xewoon Nigéria parce que ñun mën nañu wax ne toujours li ñu jege du ñu xam xëy na valeur bi nañ ko war a téye mais sànq li nga wax moom lay dëggal. ni ba à travers génn yi nga xamante ne Mame Baye génn na ko mu mel ni réussir na mission bi nga xamante ne moom la doon ut ci biti est-ce que mën nañu xaar li ñu gisoon foofu ci mbooloo macha allah ci ful bi noonu mu toll te ñun am ko fii ci suñu Sénégal comme ni mu waxee nga xamante ne fii la kii du ma wax fii la yàlla def mu gane si àdduna ci dëkk bi mu tudd léegi kon loolu suñu fierté la ñun suñu ndam la ñun et bu ñu demee ba gis beneen dëkk di ko valoriser te image yooyu macha allah daj àdduna est-ce que mën nañu xaar image yu mel noonu ñu am loolu la ñuy xaar te loolu mooy objectif bi wane ne tey Cheikh Ibrahim mouvance bi nga xam ne mi ngi koy susciter à travers le monde des pays comme Nigeria des pays comme Ghana des pays comme Mali Togo mais aussi au-delà États-Unis aujourd'hui boo fa demee des Américains souches des Américains originaires yoo xam ne Amérique lañ juddoo seen i maam ay Américains lañ des tubaab taw Mouhamed Cissé di américain nekk taalibe Baye gis nañ lu ko nit ñi doon yaakaaree ne afi événement bi dina tourner ñi bëgg a yàq peut-être islam mais gis nañu au contraire dafa gën a defaru gis nañ ñi nga xamante ne ñëw tuub ñu mbokkoo Mouhamed Cissé moom nga xamante ne faat nañ ko mu indiwaat doole boo xamante ne Mame Baye am na ko ci nga xamante ne mooy wàllu islam ci ñu fi liggéey effectivement mbiru Cheikh al Islam moom mel noonu toujours bépp loo xamante ni xëy na gàllankoor la buy ñëw pour peut-être am problème yu muy indi au contraire dafay may doole li nga xam ne mooy fayda bi wax na ko ci benn lettre bu mu bindoon benn mbokk taalibe ni na ngeen xam ne ñëpp ñiy def ay pexe ngir sorilew nit ñi faydu bii ma woote ñoom la nit ñi di daw waaye du faydu bi nii faydu bi yàlla moo ma jox ndigal ma woote ko te ñëpp dinañ ma ci uyu sama njub gi dinaa ko tàllal ba mu daj fépp ci àdduna bi kon Cheikh Ibrahim la yàlla defal loolu ñu ngi au passage di jaale sunu mbokku taalibe yépp ci àdduna bi sunu mbokk moomu nga xam ne Mouhamed Cissé yàlla def mu ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar yu métti ay mbokk yoo xam ne ñu ngi jugee fële c'est des Américains d'origine xamuñu lenn lu dul Amérique gis xeeñcu mbëggeelu yonent bi ngir ñëw ut si ko fii Sénégal bàyyi dagg ay mandi yu bëri bàyyi Niass jaral leen ñu ñëw fii nii di jàng di gëstu Cheikh Ibrahima Niass ngir mbëggeel gi ñu am ci moom yàlla bu defee loolu ñun ñëpp ñoo koy méttitlu waaye comme ni nga ko waxee ça produit l'effet contraire dafa gën a jox cofeel ñoom ñi nga xam ne sax ñoom ñoo bokk ak Mouhamed Cissé moo xam ne nekkuñu woon ay jullit gis nga ko bàjjanam bi mu ñëwee ci dëj bi dafa tuub parce que gis na ne communion boobu noonu solidarité boobu entre bi mu gis ci jullit gisu ko ci beneen diine kon da ngay gis ne loolu lu am solo la te ñu ngi ñaan yàlla defal ay waajuram ñu mën a muñ gàllankoor boobu noonu nga xam ne dal nañ waaye mu yëkkate ci faydu Ibrahima ci ay maxaama ci ay kii yu kawe te xam nañ ne incha allahu loolu mooy lii am ndax noonu la ko Baye waxee noonu la tëddee. Charles mi ngi may xamal ne waxtu bi xoj appel bi lan la
ñuy woo mbokk ñëpp ñi nga xam ne fas yéene ñëw ci xadara national boobu 16h mu fekk leen fa parce que mooy mise en place bi ñi ngi préciser itam ne télévision Walfadjri dina ko diffuser en direct ñi ngi aussi yeneen presse yëpp yi nga xam ne pare nañ pour ñëw couvrir ko ñu teel a ñëw comme ça ñu installer le dispositif ñun ñëpp ñu bokk tudd yàlla sant ko kon ca kanam lay doon 17h 16h mise en place 16h inchallah 16h na fa fekk képp kuy taalibe képp kuy jullit sax la ñuy wax parce que lépp ñëpp la ndax njariñ la pour ñëpp képp kuy jullit rek ñi ngi lay xaar foofu ca stade Léopold Sédar Senghor à partir de 16h à partir de 16h jërëjëf Fatou Diouf waaw Fabel di jaajëfal suñu invité yi Imam Mouhamed Thiam monsieur Baboul Fayda di jaajëfal tamit Cheikh Assane Diouf chargé de communication xadaratul juma bi di jaajëfal Jim Talibé Baye Jim Diouf ak ki nga xam ne Mouhamed Diouf service commercial ak bépp Talibé Baye di wax rek incha allah tey xadaratul bi di ci woo ñëpp ak jàmm ak salaam incha allah ñun kenn ñu fa jiitu yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a Fatou Diouf Faye nga indiloon ñu waxtaan bu am solo tey ci suñu rubrique royuwaay dañuy daal di daw